loolu dañuy xuus rek ak imam Diène kii nañu ko junjee woon sànq. bismillah waaw imam El Hadji Oumar Diène ñu am mbégte lool dalal ko moom imam kon moom bokk ci association des imams et oulémas bu Sénégal moom mooy secrétaire général ba imam nekk nga ambassadeur des imams auprès de l'église li moom lu am solo la président du conseil consultatif DIH plus mooy lan. humanité internationale. waaw kon kay li ñu waxtaan waaw imam bon macha allah membre nga aussi ci commission lunaire bu Sénégal. li ñu waxtaanee nag mooy mbëkk mi gis nañ ni weer a ngi ñu ciy wax Sénégal sax xamul ñaata doomam ñoom ñoo génn àdduna ci géej gi. yow tey seen association bi da ngeen a joxe ndigal seen membre yi ci jumaa yi bu ñu xutba bu ñu pare ñu jullee ñi nga xamante ni faatu nañu te seen i mbokk gisul leen. loolu nu mu mën a nekkee. bismillah rahmaan rahim ñu ngi sant yàlla di julli ci Yonent bi di leen di nuyu auditeurs ak téléspectateurs yu TFM yëpp jullee googu sunnas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ndax yàlla suñu borom bu dogalee nit génn àddina surtout ci jullit dañ ko am ni ñu ko war a waajalee waajal bi nag julli bi ci la bokk wane ñi dañu teewul ci julli gi maanaam dañu réer gisuñu leen dañu lab gisuñu leen dañu dee njort nañu ko comme bu ñu teew ci julli gi nag te yàlla suñu borom dogaloon ci bi nga xam ne buuru Nadashi ci Éthiopie génn àddina te woon sax du woon jullit wane dafa dencoon julliti ci église am wala ci këram bi ñu noot l'islam bi yonent bi jotee xibaaru ne kooku génn na buur ba génn na mu daal di ne ñu sàppe jullee ko doonte du jullit dafa na l'islam lu rëy kon nag ñi ci juddoo màggee ci ñu tuddoon leen ñu nekk ay jullit ci mbir mi tamit war nañ leen defar loolu defar nañ ko fi ci batalo Joola bi Sëriñ Abdou Aziz Sy Al Amin moo ko jiite woon bi nga xamee ne nit ñi bato bi lam nañu bari léegi comme nag l'islam daf ñu sant waajal jullit denc ko waajal ko ñaanal ko ci la bokk julli bi nag di ñaan la ñu ne nag kon nag ñu ngi ciy wàcce ay kaamil ñu ngi ciy togg ay ceeb ñu ngi ciy def lu nekk mais li ci war surtout nag te mu incombe imam yi mooy ñu jullee néew yi te loolu nag dafa nekk loo xam ne nit ñi dañ ko ci xaw a fàtte nit ñi dañ ko ci xaw a ñàkk xam tamit te histoire day dox mais ñun comme imam yi nag yàlla daf ñu jox recommandation ñu war a def saa yu waree ci li ñu war a def ci suñu mission mooy ñu jullee leen moo tax ñu ne nag tey jullee bi du yàgg dañ koy def màkk dañ koy def bërka démb rek gis ngeen ne buuru Koweït bu mu gaañoo jullee nañ ko màkk jullee nañ ko Médine ci ndigalu seen conseil islamique bi buur bi joxe ndigal ñu jullee leen ñi it comme suñuy njaboot lañu te njorte nañu ne dee nañu am na ay firnde yu wóor na ne dee nañu ñu ne nag kon nañ leen ñoom tamit nañ leen defal loolu jullee leen te comme gisuñu leen ñu jàpp ne denc nañ leen ndax denc am na ci kaw suuf am na ci ndox comme yàlla suñu borom noonu la ko dogale ñu def ci li nga xam ne nag moo ci war mooy jullee leen ñaanal leen yàlla yërëm leen jéggal leen. moo comme ku teew ñoo yem wala dafa am wuute luy différence bi. comme ku teew rek dañ koy jullee ci yéene bi la ndax l'islam du nekk daf ci fonk yéene bi mooy diw dem na nañu ko defal lii te ànd ci nag am na xëj na ñoo xam ne dinañ ko gisee maanaam ay ñaan la wala dinañ defar sàpp yi comme. dañuy sàppe jullee néew bi kabbar ñeenti kabar lay doon li ñuy jàngal néew yi lañ leen di jàngal yéene leen ko nag mbooloo mi ñoom ñëpp yàlla yërëm leen fonction yi gis nañ ci tamit genre trait d'union nga yow ak jàngu bi xam naa ni tamit du ñàkk tamit ñooñu tamit ñu jàpp ci julli bi parce que xam ñàkkul ni am na seeni doom tamit yu ci des. dëgg la dinañ ko def nañ ko sax partiellement dañu amagul accord bi te mënuguñ ci woon wax ndax diggante bi ñu ko décidé muy mercredi yónnee nañ leen courrier pour ñoom tamit ñu fexe def ko ndax bi fii bateau la Joola amee boobu temps Mame Mor Dior Boye moo nekkoon premier ministre Eva Marie Coll nekk ministre de la santé publique et des affaires sociales général Niang moo fi nekkoon tamit ministre de l'intérieur bi nga xamee ne bateau la Joola am na dañu mujjee dajaloo daal ne kat nañu église bi tamit ci la ñu bokk ñu daal di leen boole ñu dem fële ca port ba ca wax bi comme ni ñu koy waxee def fa discours devant la nation ñaanal leen labbi bi jëkk a julli ci seen i julli ñoom it ñu nit Serigne Abdou Aziz Sy ak El Hadj Moustapha Guèye ñoo jiite julli gi ñeenti julli sax def nañ ko ci yeneen bi El Hadj Moustapha Cissé bu Pire nekkoon fi excellence ambassadeur ak waa kër Thierno Madani Tall ñoo ko def
ñu ànd ñun ñëpp dem jullee leen def nañ ko fii def ko place du souvenir africain. imaam xëy na ci julli googu ba tey ñi nga xam ne xëy na mënuñoo teewee ci bërëb yi nga xam ne da ngeen faa wuti ndax ku ci toog sa kër mën ngaa julli gi am yéene gi doxalin ko comme yéen ni ngeen koy defee. ku ci am doom sax sa biir kër moom nga taxaw jullee ko dañu jàpp ajjuma bi ndax ci la mbooloo mi di ñëw ci jàkka ji ci jumaa ji te fu mbooloo nekk fa lañ ko sant gis ngeen bu ngeen demee màkk waxtu bu ñu julli rek dañuy jullee ay néew ñu teew ak ñu ñàkk teew kon fii tamit nga xam ne jumaa ji bu julli bi du passé 2 minutes bu ñu sëlmalee julli jumaa bi rek daal di taxawal julli boobu amul sujjóot amul dara nit ñi dañuy sàppe rek ñu daal di kabba imam kabbar def ñaan gi jullee bi ba mu egg. dafa am diine maa ngi jégalu ci dog-dog boobu la di diine dafa am loo xamante ni si daf ko prévoir ci nit ku réer ak àpp ba. waaw wala nit mën na wéy di dundee yaakaar wala diine dafa ne leen boo toogee diir bi gisoo sa njaboot wala gisoo lii mën ngaa jàpp ne yàlla def na li gën wala ku mu soob nga wéy di dundee yaakaar ne ëllëgën ci biir di nga ko gisaat. waaw diine daf ci am fu mu ci am. xam nga gis nga fii sax ñun ci aada olof dañuy saraxal 2 fan. pour gëm ne nag kii nag vraiment dem na te gis nga fu ñu ko defee dafay wóor ne loolu jeex na nit ki nekkatu fi. parce que nit ki tamit dinañ jox mais ki ko jur xëj na moo yaakaar ne mu ngi ci kaw suuf di dox mu ngi fi ba tey mais xëj na mu ngi fi xëj na nekkatu fi l'islam lu ñu sant mooy ñu jullee ko ñaanal ko bu dellusee mu continue dundam mel ni dara xewul am na fi ay yoon bu fekkee ni ñëwul tamit ñoo xam ne lañ ci waroon ci ñun jëm ca moom def nañu ko mooy jullee nañu ko ñaanal nañ ko xëy na yàlla ni ñuy wax jébal nañ ko boromam daal ñun génn nañ ci. yu mel ni day difficile maanaam koo xamante ni gisoo ko tant que ñun li ñu xam mooy bu amee mbokk mu wàññeeku. nga gis ko ñaanal ko suturaal ko jébal ko suñu borom au moins dina la permettre nga mën a def le deuil. mais difficilement gis nañ ni famille yi pour ñu accepter ko sax du yomb sakkantement nag jël décision ne dañ leen di jullee est-ce que loolu dina am. famille yi duñ ko nangu ndax kenn du nangu dee dafa metti ci ñun ñi des fii. mais kii dee moom noppalaku na di sam ne leen bu ngeen ko gisee def leen ko bu ngeen ko gisul defal leen ko ñi ngeen koy defal tamit foog seen i cër teew yenn saa yi bu fekkee ne 2/3 nit ki dafa laboon dafa lakkoon dafa accidenté woon 2/3 yi bu teewee mun ngeen ko jullee bu fekkee ne nag 1/3 bi kese moo des benn loxo wala benn tànk wala benn bopp benn loxo wala benn ñaari tànk rek loolu du ngeen ko jullee dangeen ko jël rek jébal ko borom yéen a kii ne kii dee na denc nañ bu dee liir tamit bu juddoo bu yuuxoo rek dañ koy jullee mais bu fekkee ne dafa juddu nekk un mort ne kenn du ko jullee dañ koy sang rek wala raxas ko ba mu set rek denc ko donc l'islam dafa am ay paramètres de classification yoo xam ne daf ko tëral pour ku génn àddina ni ñu ko war a taxawoo. Chérif xëy na ñu taxaw nag ci jafe-jafey mbëkk mi ak xale yi ñoom en tant que imam naka lañ koy gisee ndax ñun fi mu nekk nii askan wi da ngay dem ba yow ci sa bopp daf lay ëlëm ndax saa yoo xëyee nga dégg na genn gaal suuf na gis nañ juróom-ñetti fukki la ca des nañ ci biir géej gi finalement pour nga comprendre jafe-jafe bi dafay metti. ñun sax dañ ci def ay recherche fan yi di dem ci nit ñi di leen laaj lu tax ndax phénomène bu bees la mais liñ ci gën a jàpp daal mooy nit ñi dañu jàppoon ne Covid bi ñëw na en Europe ñu bari dee nañu kon ay place ak liggéeyukaay ak ay liggéey dana fa am ñi jàpp ne bon comme fii doxatul muy ambulant bi muy pêcheur bi muy cultivateur bi fa nga gën a gaaw a mun a am xaalis ndax dañuy wax euro la lii la ñu nettali bu nekk ñu daal di ñoom tamit ñu commencé di gàddaay dem uti ñuy wax comme ruée vers l'or ku nekk dëgg ma rek ne dañuy damay am gisuñu ci ñoom ci seen bopp xam ne lii risque la risque bi mooy fi ngay traversé mën nga ca dee mais jaral na leen ko parce que nit dafa sob ci xel bëgg alal boobu nag mën nañ ciy jiital ak bëgg a tekki ak war naa mën a nel parce que nit dafa bëgg di am rek lu seet bu muy ñëwee boo toppee sa bakken nag te feraluloo sa bakken da ngay dugg ci loo xam ne da nga cay lab mooy da ngay dee am na ñuy jël chemin de l'enfer comme ni ñu ko doon waxee dox ci désert bi di dem léegi loolu xem nañu ko dañuy jël gaal yi di dem ndax jël gaal yàgg na
boo gisee traite négrière bi ci ay gaal lañ daan jaar di dem ba Amérique. loolu xel maam loolu ci dafa dellu si. responsabilité quand même nee nañ c'est partagé mais yéen ñi xam ne yéen a yëngatu ci wàllu diine ji xëy na seen kàddu fa mu toll su nga neexee ñu dégg leen yéen da ngay xutba ci jumaa yi est-ce que jël ngeen ko en charge point boobu pour au moins jéem a defal ko ni bañ a dem di xaru. waaw loolu ci ajjuma yi yëpp gis ngeen ne ci jàkk yeeg jumaa yi loolu la ñuy mbëkk mi lañ koy moom lañ ko jagleel. feebaru corona bi sax kenn waxatu ko ndax mbëkk bi moom lu muy rey moo ëpp li corona bi di rey ñu ne kat lii moom fitna la musiba la te yàlla wax na ne musiba bu ñëwee na ngeen xool li ngeen di def nañ ko daw mais nit moom laa la wax sànq dañ bëgg nit moo foor nit dafa bëgg a alal bëgg a tedd bëgg a teraanga te loolu boo ko foqee ne da nga koy uti ci façon bu nekk mooy andi dee yi da nga naan est-ce que ñii ñu ngi réfléchir wala ki ci dugal doomam bu am 14 ans ne bu demee buñ ko rapatrier dañ koy defal nationalité laajtewul rey na jàmbur tooñ na doomam tooñ na it ndeyam tooñ na xeetam. mais est-ce que yéen a ngi wax ak njiit yi maanaam décideurs yi nga xamante ni quand même ñoo war a ñoŋal nekkinu ndaw ñi pour ñu bañ a am yéene di génn mooy buñ ko waxee mooy état. waaw c'est-à-dire état moom daf ci àddu bu leer mais ñun comme ñu ngi am tribune bu ñu mën a waxee mooy les émissions les conférences wala le vendredi suñuy sermon ci loolu la ñuy wax benn sermon bi moo fi nekk ba tey depuis 6 ou 7 ajjuma moom la ñuy répété sax du ko bindaat. imam boo nee état def si àddu bu leer lan nga bëgg a wax foofu concrètement maanaam da ngeen a sentirul engagement autorité yi ci jafe-jafe bi wala. c'est-à-dire dafa bett état ba état daf ci réer. maanaam daal bouche bée. xam nga lu ñuy wax lu la bett mën la. état baa ngi seet boppam ci lii maa ngi dégg ñu ngi naan dañuy defaraat fu ñuy jàngale xale yi ay métier xale yi amuñu métier xale yi tamit dañu bëgg te jànguñu du école du métier taxawaalu du métier. métier carreleur a ngi fi métier plombier ngi fi métier kii ngi fi boo jàngee dina la mën a jariñ ci yenn saa yi te daf lay gën a yokk tey boo jàngoon géométrie ba mokkal ko boo nekkee maçon doo sonn. ni nga ko mën a natt ba mu mat. doyen boo nekkee menuisier métallique doo sonn. imaam mu parce mel que ne jàng daf ci ànd. doyen ngir rek doyen mën a bokk ci waxtaan wi. waaw ñu dalal. jërëjëf soxna Astou. bismillah dalal jàmm. maa ngi nuyu bu baax a baax. ziar nañ la di nuyu Cheikh Tidiane di nuyu sama xarit Chérif. waaye di beral nuyoo imam Diène. di ko nuyu bu baax a baax di ko ñaanal yàlla gën a dëgëral taxawaayam. di rafetlu teewaayam di rafetlu waxtaan bi muy waxtaan bi nii am na solo lool. yàgg naa ko xam te vraiment ku am xam-xam la te vraiment ci fànn yu bëri yu ñu xamul sax. parce que daje nañ ci ay cadres yu bëri yoo xam ne xam-xamam vraiment ràññee nañ ko fa. xëñ na man laaj bi mu ko bëgg a laaj rek rapidement. coow li mën nañ ci wax lu bëri man mii sama bopp am naa ci expérience personnelle ku ma jege koo xam ne vraiment daf ci wàññeeku yàlla suturaal ñu nag fi mu wàññeeku am na ñu ko doon toppatoo. ñoom ñoo ko defar ay jullit en Libye. rob ko denc ko ci anam yi nga xam ne noonu la gën a rafete kaw loolu chance la am na ñoo xam ne amuñu chance boobu mais waxtaan bi aussi dafa indi waxtaan bu gën a sori moom mooy aspect démographique bi boo gisee tey yenn dëkk yi di ñu laaj ñu maîtriser suñu démographie mooy xale yi bëri nañ nit ñi bëri boo xam ne même li ñuy wax ni joxe liggéey ay et cetera mënuñu fexe ba créer ay liggéey yu tolloog démographie bi nu muy évoluer te loolu day indi coow loo xam ne yéen am ngeen ci taxawaay bu ñu ràññeeku moom mooy la maîtrise de la population maîtrise jeunesse bi et cetera c'est une population très jeune démographique galopante yéen lan moo ci seen xalaat ci aspect stratégique boobu pas seulement nii immédiatement mais même pour l'avenir bu population bi continuer nii problème bi day gën a fës di gën a dem xale yi di gën a bëgg dem parce que li ñu soxla li duñ ko mën a am sur place. dëgg la parce que xam nga lu nekk da nga koy natt te da nga koy waajal moo tax planification familiale am ci solo limitation de naissance am ci solo. parce que nit ñi bu ñuy jur bu yàggee dootul amati quantité bi moo fi nekk te quantité bi bu baree doo mun a am maîtrise yow mii sa borom kër gi ci say doom pour nga jox leen chance nag dans la vie l'islam nanguwul arrêt de naissance mais l'islam nangu na planning familial soril njur gi espacement de naissance ce qui fait que yow un couple di nga xam ni ngay doxalee parce qu'il y a des moyens techniques et matériel yoo xam ne mën na la conduire ci loolu sans nga ko offenser religion bi
contrairement à ce que nit ñi di pense li ñuy xalaat ne yàlla gémmiñ gu mu xar def ci dara yow tamit loolu ay waxu àddina la rek. nit ñi ñoo war a penser ci expansion démographique bi am beaucoup de naissances moins de terre ñëpp dootuñu mën a séddu ci sédd bi pour mën a am li ñu war a am donc nit ñi dañu war a planifier pour dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans di nga gis ñu ne tel pays dañ seen population elle est vieillissante di nga gis tel pays ñu ne seen pays seen kii même Chine gis nga ne dañu def programme pour mën a limiter au Japon partout pour pouvoir gérer maintenant seen population par rapport ak seen revenu donc revenu yi bu faible population bi am excédentaire di nga gis nit ñi di fanaan ci mbedd mi di nga gis nit ñi tumuranke day andi sàcc day andi ndof day andi ñàkk toppatoo ndax yow mi leen moom wala nga jur leen andi leen fi doo leen mën a sàmm ni nga leen waroon sàmmee doo seet da nga xale yi tëdd nañu wala jàngi nañu da ngay toog rek. mais imam yéen imam yi en général yéenay takk sëy yi ngay gis benn Chérif Dia mën na ñëw yor ab espèce su liggéeyam ñëw ni la damay takk ñetteelu jabar bu fekkee yow yaay takk sëy bi te xam nga ni kii la mu mënul sax yor ñaar yam yor kër ga ma ngi koy teg ñetteel te loolu moom mooy dem ba andi pression sociale bi ñi ci am doom di leen ni teg yenn pression yi pour ñu defal leen loo xam ne ñoom sax mu defaluñu ko seen parents yi. xam nga yàlla daf ñuy wax ne wa nafsin wa maa sawwaahaa bakkan yi nañ leen feral boo feralul sa bakkan am jabar dafa neex am njaboot dafa neex mais na nga ko mun gis nga en Chine wala en Turquie dañuy naan limitation de naissance obligatoire même en Tunisie maintenant loolu dafa am dañuy defal vasotomie dootoo jur parce que dañ naan loolu xëj na médecine moo permettre na ko canal la boo xam ne ki mën na fa jaar pour limiter sa naissance au niveau de l'homme est-ce que daggan na est-ce que dagganul nit ki bu ne dama feebar dañ may opérer nañ ko opérer di ñu dootoo ju si seet la ca teg siy wax porox ndox la bu ñuy dugg rek dem defi loolu ndax l'islam moom danaan limitation de naissance interdite mais planification bi nag muy par le temps muy par l'exercice muy par la voie orale ou anale ci ngay mën a jaar pour mën a def loolu donc permettre nañu nit ki léegi ñu am des capotes comme on le dit am na aussi pour la femme que pour l'homme pour toujours des schémas yoo xam ne nit ki dina ci mën a dugg ba génn ci sans que mu offenser religion bi mais limitation bi nag moo gënoon am importance kon nag Chérif yow bu takk ñett bu takk ñeent parce que ci gaal bi dañuy gis ñu bëri ñoo xamante ni ay candidats yoo xamante ni bàyyi na ñaari soxna kër ga dugg ci gaal bi loolu moo tudd de l'inconscience yow ñi nga war a dundal nga daw dem bàyyi leen fi pour leen di yore da ngay créer délinquance da ngay créer prostitution waaw da ngay continuer ci ay schéma yoo xam ne kenn dootu ko mën contrôler te yow yaay borom kër gi yaa sàkk woon takk ndaw si mu bàyyi papam bàyyi yaayam bàyyi seen kër ñëw ñibbi si sa kër jural la fi ay doom nga yeewu yow it jël gaal gi dem bàyyi leen fi jël gaal gi kañ pour nappi jën la dellu sa jaay jën yi dundal leen mais jël gaal gi pour tukki jëlal avion bi dem tukki moo gën. mais jën yooyu nga tudd imam parce que loolu moom dignitaire lébu bi nga doon dañ koy posé parce que gis nañ ni quartier pêcheurs yu bëri am na frustration bu ñu gis ci ndaw ñi parce que dañoo jàpp ni géej ñoom sax dañ ne géej gi état bi dafa jaay géej gi loolu la nga xam moom moo tax amatul revenu du coup moom moo tax ñuy jël gaal yi di dem est-ce que dafa ngeen constat boobu yéen. waaw tout excès est nuisible géej gi état bi daf ci am xaalis pétrole bi ñëwagul ñu ngi koy wax yeneen yi ñëwagul ñu ngi koy wax. te état bi tamit drianke la dafa bëgg a xaalis dafa bëgg a noos dafa bëgg a cër day jaay lii bu nga xam ne kenn du ci mun dara kenn du ci xam dara kenn du xam nu mu demee xam nga fan yëpp nit ñaa ngi naan nañu réviser accord de pêche yi wala nañ ko leeral lu leer mu kenn xamul nu mu demee te ña ca nekk sax ñoo lay gën a réeral te ña ca bokk donc géej gi moo amatul ndax ni ñu koy defee dafa am lu ëpp dem na comme ni muy amee sécheresse ci tool yi léegi sécheresse bi dafa topp ca géej gi. géej gi amatul dara te amatul dara ñu ngay annoncé ne dañ fa def ay quai de pêche dañ leen di jox ay camion frigorifique defe naa Birahim Seck forum civil wax na ko nit ki boo ko joxee quai de pêche jox ko camion frigorifique te amul jën yu ci yàpp tamit. day nekk matériel boo xam ne dafay nekk ba yàqu rek jën bu ñu limité nga jël li nga soxla jaay li nga soxla dundee li nga soxla dina ci nekk
mais ñun suñu géej yi ñooy dundal ñeneen dundul ñun xam nga yàlla suñu borom lu mu rëdd rek na ma ko tëbralee def na ko ci emal ca la nga am boo ko teggee ba jaar ci rek def lu ëpp rek mu andil la musiba di nga ko sentir muy ci sa santé muy ci sa koom-koom muy ci sa alal loo ci def lu excès rek te limité wu la ko defaloo ay provision yoo xam ne di nga ci mën a génn lu metti daf la ci dal suñu état yi nag loolu moo leen dal amuñu xaalis wala amuñu lu leen andil xaalis soxla nañu ay xaalis ñu jaay ay licence de pêche yi la ñu la koy ñëw ay bateau industriel la ñu andi dañuy manque suñu géej gi li fi nekkoon yëpp des na tuuti sax ay yaboy yeeg yi day mujj a jafe wala mu cher kay daanaka raaf na. waaw balaa ñuy dem ci jàngat bi sax ci loolu gis nañ fi feebar andi ñi ñaa ngi wax est-ce que ndox mi contaminé wuñ ko ak ay produits chimiques ba ay feebar di génn ci ay nappkat loolu quand même doy na waar. waaw yéeme na trop parce que nit ñi xam nga tamit foofu la science moo ci mun a ñëw intervenir ci lu bees la aussi loo xam ne depuis 5 jours 6 jours lañ ko constaté te pêcheurs yi lay dal donc buy dal pêcheurs yi c'est que ca géej gi la jógee wala lu jege géej gi wala lu nekkoon ci géej gi lan la nit ñi maîtriser guñ ko gis nañu moo andi ay maladies. bon li ñu jàpp mooy c'est un peu toxique. waaw am na daal lu am loo xam ne. ci géej gi la. dundul ak nit ki lu bees la fi yaram bi di neewi di am ay putantaan mu jàpp gémmiñam jàpp bakkenam jàpp ay loxoom jàpp ay cëram donc lu bees loolu xam ne nag science moo ciy ñëw andi solution bi soit vaccin lay doon wala soit ay antibiothérapie soit ay antalgique wala ay kon mënuñ koo jàppee balaa maanaam ay nattu sax asumi ngi doon posé question bi nattu yi nga gis ni mooy dal ci askan yi fan yi mbas maan fii jàngoro yi. maanaam boo gisee ay jafe-jafe mu tegaloo ci aw askan ndax bu passé situé ay responsabilité ci mbirum àdduna ndax jotul ñu xool beneen pàcc bi. xam nga àddina yàlla moo ko yore yàllaa koy doxalit nit ñi danaan leen em leen fii def leen lii lu ngeen def lu excès wala lu ëpp lu ne di ngeen ci gis conséquences yi. il y a quelque temps ay accident la woon c'était l'indiscipline des chauffeurs ñii amuñu permis ñii amuñu visite technique oto bi normalul mais quand même ñu ngi ciy liggéey di ci wut xaalis di ci rey ay doomu aadama te duñ ci rendre compte ne ñu ngi def un danger bu amee événement ñëpp jógandoo dem ñëpp dem xamuñu sax lañ fay uti dem naa rek la ñuy wax. ñu ngi gis ku dem ci événement ba ñëw du fa sax ñaan benn ñaan wala du fa jàng sax benn faati wala benn salaatu ala nabi dem na fa daal lekk na suur na neex na ñëpp bokkoon na ci dem na dellu si ñi ci dem tamit di leen yóbbu dañ ci wut gàncax xaalis bu ko def 10-15 voyages ci 10 jours yi nga xam ne moom la cérémonie bi 2 jours yi cérémonie bi di durer une semaine avant une semaine après excellent ci def pour mun ci am ay teraanga wala ay koppar te loolu day andi ay accident parce que nit coono xajul ci moom. ay bakkan rot ci nit am na ci wàllam. waaw nit bu baax sax. sur ce point je pense que c'est important même bu ñu xool pàcc yëpp responsabilité personnelle yi humaine yi ñu koy bañ a sàggane gis nga li xew nii ci nappkat yi man dafa may fàttali keroog li xewoon Côte d'Ivoire bateau boobu ñu tuddee woon Probo Koala te Trafigura moomoon ko dem ba au large d'Abidjan seen kii produits toxiques yi nga xam ne bu ñu defee carburant yi hydrocarbures yi nu muy wàccee noonu ñu tuur ko fa mu indi fa tooke bu bon a bon te yenn ci symptômes yi ñu gis nii amoon na fa mooy les éruptions cutanées ñoom amoon na ci ay bopp yu métteeg yaram yu métti ay yu nu mel xëj na symptômes yëpp du benn mais bu ñu xoolee côté boobu mais lu tax may wax Probo Koala parce que bi ñu demee ba pointer seen responsabilité dañoo demander ay indemnités ñu joxe xaalis bu bëri pour victimes yi parce qu'il y avait beaucoup de victimes c'était en 2006 malheureusement et là aussi la responsabilité humaine est engagée les problèmes de gouvernance xaalis bi dañ ko détourné des autorités politiques ont détourné une partie de l'argent donc yooyu yëpp nañ ko bàyyi xel bu nekkee ñi nga xam ne dañoo loru ci mbir mi dafa am ay responsabilités mel ni bateau wala yu mel noonu ñu tuur ay produits toxiques il faut ñu identifier bateau yi ñi ko moom les armateurs ñu teg leen ay daan ñu damp ñi nga xam ne ñoom ñoo loru ci lii te bu ñu leen dampee bu nekkee loolu la bu ñu leen dampee tamit ñu leeral ba nga xam ne képp ku ci am droit am ci droit moo tax lu tax ma koy wax parce que dama di commencé dégg ay communauté de pêcheurs yu commencé naan ñun suñu yoon new ci ay yëguñu ko non bu nekkee dafa am tookee nañ ko yëgal ko seen bopp bokk ci
parce que bu ñu demee bay xayma ñu ci loru il faut pas ñu beddi seen bopp ci loolu yàlla nag moom moo ñu yore ñun ñëpp moom moo ñu sàmm lu xew rek moom la waaye tamit bu loolu weesoo responsabilité humaine yi puisqu'on a décidé de vivre dans des sociétés organisées il faut ñu commencer di ko jërëjëf doyen defe naa ne dañuy jaanoon rek di fas yéene xuus si jàngat bi Chérif dinañ dellu soit ci journée mondiale de l'enfance bi ak imam loolu fu ñu koy dugal buña ci buña bi lañ koy dugal ku koy jël yaayu xale yi jox la ko ay ca boog jërëjëf ci kanam tuuti ñu dalal doyen wala boog dalalaat ko ci jàngat bi